Vibe rajo téeméer ñaar yu tomb ñett dibéer juróom-ñett fan août 2021 bu dee yéen a ngi ñu jël fi mu ne nii lay jàpp leen ni seen émission hashtag news la di ci dalal rek monsieur Mballo Dia Thiam di secrétaire général bu SUTSAS nekk ba tey njiitu ànd gësëm ay bés bu nekk nag dañuy ñëwaat ci bi nga xamante ni moo di hashtag bi leen rédaction bi tànnal ñu waxtaanee wàllu oxygène bi nga xamante ni dafa lëmbee CTE yi ak it sax hôpitaux yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal CTE bu ngeen ko dégg moo di centre de traitement des épidémies ak clinique privée yi ak it ñoomin seen lii mbir daal moo di cooli ba mu bare nguurug Sénégal tukkee ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom nag nee na fi mu ne nii lee oxygène boobee nga xamante ni dafay dem ci clinique privée yi lépp daal nee ñu dootuñu fay maanaam gratuit lay doon loolee nag mi ngi ko xamle gannaaw waxtaan wu da ko seq ak ñenn ci ñoo xamante ni dañu liggéey ci mbir yooyee naka talaata la woon ñu teewlu ko. li ñu rafetlu mooy que ne ñoom ñëpp dañoo waxaat seen engagement ne xeex bi ñun suñu xeex la dañ si bokk loolu ñu koy rafetlu mais aussi am na loo xamante ne lu am solo la mooy ku nekk li ngay produire am na sax lu des loo xamante ne mën nga ko yokk sa production loolu tam mu nekk élément de sécurité bu am solo may wax ne fi ñu toll nii nag président de la république dafa jël mesure boo xamante ne mesure bu am solo la pour ñi xamante ne ñoo feebar nekk si CTE yi daf ne léegi comme que nguur gi mooy organiser distribution wu oxygène bi nañu fexe ba képp ku ko soxla nga jot ko te état bi jëlal la ko moo tax ñi doon fay si structure privée yi oxygène président dana structure privée yi ñun dana leen jox oxygène bi pour que ñoom ñu mën ko teggil patients yi loolu nag lu am solo la mais puisque noonu la demee nag dafa laaj organisation bu am solo mais organisation boobu gëm naa ne danañ si ànd ak suñu partenaire gazier yi mais suñu équipe yi xamante ne guddeeg bëccëg nelawuñu ñu ngi si terrain bi mooy la JEM ak la direction des établissements de santé ñooñu danañ leen jox liggéey bi yaakaar naa ne docteur Fatou Mbaye Sylla ak Amath danañ nekk les pièces maîtresses ñi xamante ne ñoom ñooy organiser le dispositif bu mel. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moo doon àddu ngeen di teewlu sëñ bi Mballo déglu nga ko de initiative bi baax na wala. waaw mais dama bëggoon a Mamadou profiter ci sa micro bi pour jaal famille wu ñi nga xam ne gaañu nañu yëpp ci mbas mi. te ñenn ñi xëy na sax oxygène moo tax ñu génn àddina di jaale wala aussi famille personnelle bi parce que am na si ñun ñoo xam ni vraiment ci fan yi la ñu génn àddina bokkul ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo njëkk a génn. wante aussi mbas mi moo leen fi génnee comme docteur Kabou médecin chef district bu Saint-Louis nga xam ni Saare yàlla nekkoon def at yu bëree bëri deful sax 8 mois district sanitaire de Saint-Louis yàlla yóbbu ko ci mbas mi comme ça ci CTE aussi bu hôpitalu Saint-Louis boobule. am na aussi suñu beneen jarbaat presque loolu la ñu mën a wax. Fatmata Ba moom tamit Tiwaawan la nekkoon sage femme la ëmb. moom doom ji ak moom yëpp ñu demandoo. ak beneen sage femme. ak suñu benn aussi camarade biologiste la moom it jigéen la bu ëmboon nekkoon fii laboratoire hôpitalu Pikine moom sax jabaru benn pharmacien la bu nekk Pikine bërkaat démb la génn àddina affaire bi moo ko yóbbu donc mbir mi daal foo ko natt rek romb na fa weesu na fa ñu neen yàlla daal mu jële ko fi comme que garab amagul bon li fi nekk nag ñu jëm ci wekku ba tax na nag aussi munuma tamit Mamadou bañ a ñàkk nuyu Sidia Ndiaye parce que ànd gësam nga woote fii. Sidia Ndiaye moo jiite syndicat municipaux yi travail municipaux sànq doon nga wax affaire prime ak yu mel noonu danañ ñëw aussi si ñooñu. incha allah Ndeye Diakhaté aussi Abbas Ndao la nekk ñoom aussi ay municipaux la ñu ñoom it ak Dieye ab Jebel Dieye mooy secrétaire général CNTS santé Ndeye Diakhaté mooy sat santé donc démocratique. leen nuyu di nuyu camarade du ànd gësam yëpp xam ni aussi wax leen nañu gën a jàpp ci mbir mi daal ndax dañoo soxla wér-gi-yaram pour ñëpp. léegi nag ci oxygène bi xëy na li mooy si leeral rek mooy oxygène si boppam dafa nekk lu nga xam ne même dul ku feebar sax nit ci boppam moo soxla oxygène ci dundam. parce que muscle boo gis rek ak cellule boo gis fu mu mën nekk yaram. il faut oxygène fekk ko foofu moo tax mu mën a dund cellule bu fekkee ni ci nekk na ci yaram te oxygène nekkul ci moom rek commencé na di dee moo tax même xale sax bu juddoo moo war tax mu njëkk a noyyi boobu mooy déclencher première respiration bi oxygène bi dugg si yaram bi mu continuer donc oxygène maanaam gaz bu am solo la mais yàlla def na aussi mën nañ ko togg denc ko di ko joxe aussi appareil yi naan ay générateur d'oxygène am na donc yi ko war a mun a togg di ko joxe am na aussi nag ci togg bi tamit am na aussi yeneen i intrants yu ci war a mën a am pour mu mën a nekk parce que du oxygène ngay jël rek jox ko nit ki comme ça. dafa am ay conditionnement yu muy nekkee.
ba tax na nag ci mbas mi tax ñuy wax ni du ñëpp ñoo soxla oxygène am na ñoo xam ne ñu ngi nokki dañ leen di faj amul problème mais comme que nag feebar bi microbe bi maanaam virus bi dafa yëpp xëtër maanaam fi ñuy noyyee te foofu la échange gazeux yi am donc maladie bi feebar bu la jàppee dëgg da ngay gis xëtër bi ci boppam presque dafay commencé di yàqu. bu commencé di yàqu dana néew li mu mënaloon boppam moom kot il faut que appareil jàppale ko ci loolu ba pare appareil boobu indaale oxygène bi moom moo tax dispositif lay doon ay installation lay doon xëy na li ma si yokk mooy bu dee en temps normal nit ki dina soxla bu fekkee nekk na ci yenn situation yi ba juróom benn litre wala bu fukki litre ak juróom par minute ci oxygène bu fekkee nekk na cas yu grave wala cas yu extrêmement grave yooyu la dina dem ba soxla juróom-ñaar fukki litre wala yenn saa soxla ko ëpp par minute. 70 litres par minute. 60 jusqu'à 70 par minute. Par minute 70 litres. De 15 à 70. Voilà te xam nga ni loolu aussi dafay fekk nga am une production bu am solo ensuite am au débit maanaam débit bu kawe. comme yéen a ngi liggéey ci ondes yeeg yooyu. leen ma xam. gënu ma leen xam ay débit ak yu mel noonu. donc loolu la donc ça signifie que ay installation yu am solo la ba tax na nag oxygène dégg nañu ne am na ñu ko yóbbu ci ay kër c'est très dangereux parce que dafa gaaw a tàkk. dafay tàkk te lu mu bañ mooy lu niin ak yu mel noonu te ñun dañoo sagal ba tax na nag dafa am bërëb yoo nga xam ni lañ ko war a def. spécialement dafa installation yi ñu fekk fa. léegi nag pour waxal dëgg rek waxal yàlla ci at yële passé hôpitaux yi amoon nañu problème oxygène. ñaari distributeurs ñoo fi nekkoon yi nga xamoon dëgg du ma wax seen tur pour ñu foog ni publicité la ñoo daan joxe gaz oxygène man sax nekkoon naa fi maanaam SAF pour ne pas dire gestionnaire wu hôpital d'enfants Albert Royer nekkoon naa chef de service administratif financier mais xam nga xale yi aussi bu ñu sonnee ñi ci gën a bari soit asthme wala yeneen problème pulmonaire yi il faut ñu am oxygène li ñu fa daan consommer oxygène dafa bari trop ba finalement sax facture yi daaw ñu ko mën a supporter te ñiy jaay gaz ñu koy liggéey aussi dañoo investir pour am seen usine di fay ay charges ñoom tamit duñu mën di jox duñ ko mën a maye. bon ba tax na sax donc finalement gouvernement bi da jël benn option daal ni comme que hôpitaux yi li ñuy jënd ci oxygène dafa bari nañu jéem a seet nu ñu amee seen autonomie oxygène. fekk na aussi Mamadou Fall du ma ko ñàkk wax aussi hôpitaux yu mel ni par exemple ay nekkoon Kolda. ak ay Ziguinchor yu mel noonu Tamba yi gënoon sori. ubbi yi fii lañ doon jóge fii ubbi oxygène yi. ñu doon ko ci camions yi xam nga li ma la camion marchandise yi dañuy jël xam nga ko ubbi yi mënoo ko teg ci kaw. dañ ko teg ci suuf. parce que bu ñu egsee ci dëkk ba balaa ñoo jot ci oxygène bi bagage yi newoon ci kaw xam nga camion marchandise il faut ñu joxe marchandise bi ba mu jeex. ñu door a jël oxygène bi door ko jox hôpitaux yi. souvent day poser ay problème même parce que nit ñi dañ koy xaar. alors que mu nekk ci camions yi ak risques yi am yooyu yëpp donc loolu vraiment nguur gi quand même góorgóorlu na ci bu baax a baax ba fépp fu nga xam ne nekk na un EPS ñu def fa donc appareil yooyu wante nag appareil yu aussi bu dee temps normal aussi ñu ngi joxe temps bien que mal mais temps yi dafa nekk ay temps yu extraordinaire fu kenn daan nekk wala ñaar léegi téeméer wala ñaar téeméer wala téeméer ñu nga fa te lu mat au moins fukk wala ñaar fukk soxla nañu léegi ñu am. te doo débranché kii di branché la. beneen nag beneen problème bi ci am mooy bi ci mën a am aussi mooy comme gaz bi jigéen ñi di togg ci kër yi rek. léeg-léeg aussi day wàññi ko après mu jeex nga dem le temps ngay changé mën na am donc ay dysfonctionnement. tuyaux yi aussi mën na am ay anomalie moo tax fu amoon benn ligne fexe nañ ba am ñetti ligne oxygène pour que bu bii ligne paane beneen ligne bi am mais yooyu yëpp aussi xam nga nit moom ak ay défaillance am. donc yooyu aussi mën na am ci ay situation mais li am solo daal man li ma gëm mooy comme que volonté bi am na ensuite maintenant feebar bi ñëw na ak ay mbiram président de la République aussi li ñu ngi rafetlu aussi li mu def maanaam fexe ba privé yi nga xam ni facture fa loonu gën a cher mu ne leen donc man danaa leen may oxygène bi pour kaw Covid yi loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax li ci des kay mooy Sénégalais moom lépp ñu ne c'est gratuit rek ñu indi ci lu ci bokkul. soit ñu abuser si. wala xëy na suba ñu indi la ay factures yoo xam ne xëy na ñi waroon bokk ñeneen ñoo bokk foofu la ñu bëgg a wax ni gouvernement bi na ci bàyyi xel
parce que bi ñuy distribuer macaroni bi ak ceeb beeg yooyu yi moo fi amoon kii naan man am naa kii amuma kii naan ñi fukki saako dugg na ci kër ñoom Modou Fall alors que Babacar dara amu ko te moo ko gënoon soxla donc yooyu ñun la ñuy bëggul mu ci am ñu ci jeex nga am lu koy def lu rafet ba pare ëllëg si biir leneen di la ci fekk du ñu xool ñi ñu sauvé ci oxygène bi mais dañu xool seulement koppar yi wala koppar yi fu mu war a mun a dem te loolu taxul woon avec ni ñuy jóg loolu daal laa moom comme considération générale ci oxygène bi quoi ñu leneen aussi est-ce que oxygène boobu kese la nguur gi wala jàppale ñi nga xamante ni ñoo di waa Kër Docteur ci période de Covid bi rawatina ak variant delta bi. non du loolu rek parce que bon oxygène bi wax nañ ko mais lu mooy sax oxygène bi am na si ay yoo xam ni warul mun a ñàkk. mooy protection travailleurs yi. bon protection bi mooy masque yi. bon gis nga suma masque bi ñun waxuñu ko mais études yi ñoo montré que ni masque bu mel ni boo ko téye ñetti waxtu. donc amatul njariñ wala mën na la sax feebar yow parce que yi nga doon noyyi di noyyi waat day nekk fi sa yaram. mu ngi si am say allergie ak yu mel noonu mais bu dee nag professionnel santé war na fa nekk te masque bi aussi fa ngay nekk dana tere li ñëwoon mu yem ci masque bi du ñëw ci yow. yow tam li ngay respecté mu yem ci masque bi même boo koy sànni am na no précaution donc ça signifie que pour ñun war nañu am ay masques yu doy malheureusement ci première vague bi nga xam ni génne nañu xaalis bu bëri masques yi doon na tumburanke dans les services parce que bu fekkee ni 3 heures de temps bu ne nga changé masque te mënoon def ci nekk ci hôpital bi wala centre bi moins de 10 heures de temps. bu dee infirmier chef de poste presque le temps ngay nelaw yow wat donc te poste de santé bu nekk. au moins am na fukki nit yu nekk ci poste de santé bi kii mooy maîtresse sage-femme bi kii mooy nekk matron bi kii mooy jaay ticket. kii moo nekk fële ñooñu lu mu bon am na fukki nit wala fukki nit ak juróom yu nekk ci poste bu dee nag ku ci nekk war na am juróomi masque wala juróom benn masque bis bu nekk. yoo xam da nga koy sànni ñaata keesu masque la ay conteneur pour ñëpp donc mu nekk noonu mais du masque yeeg gel yi aussi mais bu ñu la joxee benn flacon gel tey bañ laa lañu ko jox yàlla xam ah. parce que même boo amee loo ko jënd dañ la ko war a jox. waaw mais nan la ko war a jox waroo ko jënd. mais gants yi aussi gants yi nga xam ne loolu laa rek normalement da nga koy sumi sànni daal ay gants jetables la. mais bu ñu la joxee benn paquetu 50 masques nii la pour 2 semaines wala pour 3 semaines. joxuñu la ko mënul nekk moom. donc loolu mooy problème yi nga xam ne ci des nag mooy ay thermoflash parce que thermoflash mooy tax nga xam température nit ki te doo ko jox thermomètre boo xam ne da koy dugal ci waxtaan joxaat la ko nga nettoyé ko jox ko keneen. dañ ko dépassé moom thermoflash aussi tout mu ranke na. loolu aussi da ngay obligé wut yeneen méthode. parce que boo bëggee xam température amoo thermoflash di ko jox thermomètre. waay yaa ngi dégg wala ngay à peu près. te à peu près ça se fait pas. donc voilà loolu mooy les problèmes réels. maintenant bon mën nañu wax ni loolu protection yi mais aussi lal yi aussi parce que lal tamit normalement bu fekkoon ni jëloon nañu leçon Ebola dëgg parce que CTE yi ñu wax. les centres de traitement des épidémies yi ñu wax. mais le centre des opérations de secours et d'urgence li ko taxoon jóg mooy bi Bousso dirigé woon ba temps yële passé mu dem jox ko docteur Ly. bi communauté bi mondiale bi xalaatee loolu dañu ni comme que ay épidémies du ñàkk ensuite ay catastrophes naturelles aussi du ñàkk. dañuy wut ay centres yoo xam ne loolu rek moo leen tax a jóg bu épidémie amee ñu yóbbu leen fa bu catastrophe naturelle amee ñu yóbbu leen fa mais moo gën épidémie am nga dem ci hôpital bi. effectivement ñi ko soxla ñi taxoon ñu référé leen ba ñu ñëw fa nga génne leen. di fa def ñeneen ñoo xam ni Covid moo fa nekk. parce que loolu mi ngi am nii. parce que loolu mi ngi am nii boo demee bu Diamniadio am na fu ñu doon hospitalisé dañ fa génne uniquement pour di fa dugal ñu Covidé. mais Diamniadio bi ci boppam sax centre boobule. Diamniadio xam nga biñ ko tabax dañ ko defoon hôpital d'enfants. xale waay. bu mën a ñëw secondé hôpital Albert Royer bi. dañ nekkoon fii. d'ailleurs même mu profité waxaale ci bi ko maître Abdoulaye Wade di tabax chinois yi di ko ci jàppale ñun dañ ko ne woon hôpital d'enfants Albert Royer bi am na yenn priorité parce que am na spécialité yu fi amul. donc vaut mieux nga complète spécialité bi moo gën ngay sanc beneen hôpital lu 6 milliards fële à Diamniadio ci biir poussière bi ak yu mel. mais décision politique ñun ay syndicalistes la li mën a wax la ñu wax. ñu dem créer hôpital boobu. toog na sax lu yàgg commencé wul sax carrément def hôpital de jour parce que amul personnel même logement yi ñu waroon wutal personnel pour ñu toog fa amul benn car boo leen doon xaar leen yóbbu ko yóbbuwaat moom des problèmes sérieux finalement nag ñu ne non seulement pédiatrie la mais dañ koy def pôle mère enfant c'est-à-dire ñu wut fa une maternité fi ñuy def CTE bi noonu du woon CTE
te année bi ñu bëggoon commencer def hospitalisation les femmes là yi nekk en couche jagadi wala ñu war a ñëw accoucher yu mel noonu yooyu la ñuy ñëw activité boobu moom la ñu coupé complètement def ko CTE te yàlla moo xam kañ na nag parce que mbas mi ñi ñuy jàppale pour ñu tabax ko loolu taxul woon mu jóg mais obligé ñoom ñu déjee ko asla mi ngi noonu xëy na nag aussi loolu moo gën di xaar leneen bon loolu aussi mi ngi noonu donc CTE yaa ngi noonu li ñu daan wax ni la Covid est en train de manger les hôpitaux c'est vrai parce que léegi ñi nga xam ni waroon nañ leen entrer amoon foo leen entrer parce que ñooñu la même boo ko bëggee mënoo ko am na ñeen ñoo xam sax même bu waroon dem rendez-vous du ñu ñemee dem parce que ñu ragal feebar bi fekk. mais dëgg la Mballo kenn dematul. am na ñoo xam ne mais kenn dematul. am na ñoo xam ne aussi mënuñu la xool pour jox la rendez-vous. donc rendez-vous yi dañuy décaler. finalement Covid bi daal perturbé na suñu addina bi yëpp. lépp la jaxasoo. donc foog natt rek donc wees na foofu mais li am solo mooy non seulement nañu sabablu que pouvoir public aussi bu ñuy jéem a téye seen i loxo lépp luñ ci def jar na ko parce que tant que Covid baa ngi fi économie mondiale du dox léegi gis nga fi mu nekk lépp a cher. te ensuite li nga gën a soxla pour faju donc ñoo la gën a soxla. danañ wax ci vaccin mais vaccin ñi ko liggéey ñoo la gën a soxla. effectivement masque yi aussi am na ay temps mu am tension bu mag. masque yi léegi la xaw finalement si artisans yi doon ci liggéey ak yu mel noonu. mais qu'à cela ne tienne. mais souveraineté bi aussi souveraineté en médicament aussi. sans wax nañu médicament mais médicament bi quel que soit li ñu koy joxe dañ koy jënd PNA moo koy commandé di indi. heureusement que ba léegi mi ngi assuré donc couverture bi en médicament mais à quel prix jox nañ ko dérogation nag pour mu mun a am mais avant muy am dérogation bi balaa moo am garab ren donc 2 ans en arrière lay def commande bi est-ce que li mu lu wax. donc bu ratee benn bis wala benn semaine rek année boobu du ñu am garab gi ñu soxla. c'est-à-dire mu nekk problème yu mel noonu léegi nag am nañ fi usine boo xam ne si poids la tuddoon. après moom la ñu jaay moom la tunisien yi jël def ko Médis ak yu mel noonu. ba mu amee problème ñoom ñu dem. ñoom ñoo nekk ci problème mais Mamadou aussi bu dee 5 milliards moo taxoon usine boobu daal di tëj. ñu am 1000 milliards jënd ko ceeb ak ay macaron. mënoon nañ ci dompat 5 milliards. te waxoon nañ sax dinañ ko relancer. doxal usine boobu léegi pour que liggéeykat yi parce que on parle d'emploi. liggéeykat yooyu liggéey mais amal njariñ Sénégal ak sous-région bi parce que li mu daan liggéey mooy lan la fer bu nga xam ni famille dañ ko soxla. bu ñu amee anémie ak les enfants ak keneen mais aussi da doon jox aussi chloroquine aussi da ko doon liggéey liggéey vitamine C di liggéey ay soluté aussi yeneen ay Paliject yu mel noonu mais loolu kon Kinimax aussi donc ñoom lañ ko daan defar justement mais ba tax na nag bu fekkee ni loolu yëpp da nga koy soxla te 85% wu garab yi nga xam ne ni PNA moo commandé pour le public di ko joxee 85% bitim réew lay jógee 15% yi moom la ñuy jéem a lijjanti fii donc war nañu jéem a fexe ba loolu ñu fexe def ko mais pays buy liggéey coton. di bay coton ba di ko exporter mënul defar compresse mënul defar coton carré. c'est extraordinaire donc voilà les vrais problèmes même les solutés Babacar dégg nga Babacar Mamadou. soluté sérum glucosé sérum salé. waaw sérum glucosé ndoxum suukar la. waaw sérum salé nekk ndoxum xorom. nga koy commandé ay bateau mu ñëw fii alors que mun nga def unité bi fii à côté. pour boo bëggee def Sowétas nga jaarale fi. en tout cas donc voilà léegi les problèmes yoo xam ne nii nguur gi war na ci xoolaat boppam bu baax. di kàddu yi rek ki nga xamante ni moo di Mballo Dia Thiam secrétaire général bu rek SUTSAS nekk ba tey njiitu ànd gësam di seen émission hashtag news ànd ci ak Babacar ñu dem pause ñëwaat. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett dibéer juróom-ñetti fan août 2021 mu di seen émission hashtag news Mamadou Fall ak Babacar di ci dalal Mballo Dia Thiam bu secrétaire général bu SUTSAS nekk ba tey njiitu ànd gësëm li nga yàkkamti dinañ ci ñëw waaye man it dafa am lu mu bëgg mu leer laata ñu ciy dem ñu gis ni il a fallu que docteur Niang tape sur la table pour yu bari génn pour yu bari feeñ pour sax ñuy wax waxi oxygène déclaration yi docteur Niang di def ba ñu woolu ko ci noo ko gisee noo ko jàngatee je veux dire. bon li ci am solo pour man mooy oxygène bi d'abord docteur professeur Seydi moo ko njëkk a wax. wax na ko bu mu demee benn tournée parce que moom mooy patron bu paj mi. maladie infectieuse. Seydi bon boo taxoon nag bu mu demee Ziguinchor mu wax boobu donc ministre bi am na lu mu joxoon ak ñeneen man tamit seen naataango yi ba ñu ma laajee. damaa confirmé woon docteur Seydi déggal professeur Seydi. parce que effectivement
hôpital bi amoon na générateur oxygène pour hôpital donc régional bu Ziguinchor. mais yàlla def na aussi donc bi mbas mi ñëwee dañoo def CTE bi mu xaw a sori dispositif oxygène bi fu mu nekkoon donc ay problème de raccordement la amoon donc comme que amul problème de raccordement bonbonne yooyu la ñuy jël branché ko malade bi bu jeexee ñu dem solaat al ko indiwaat xam nga loolu jekkul donc loolu la waxoon pour que ñu jéem a fexe nuñ koy yombale mais loolu problème bu direction bi la parce que bu ñu la defalee kii ba pare c'est après bu lay jox oxygène nga am autonomie daan fay ay millions weer wu nekk pour loolu fayoo dara mais def naa bu ñu la defalee CTE war nga mun a fexe noo ko raccordé. loolu moom ay problème interne la woon jarul woon ñu ci xuloo boobu yëpp. mais dañoo nekk ci ministère bu nga xamee ni dafa mel ni suñu ministre bi loo wax ci ministère bi rek. dafa mel ni moom nga waxal wala moom nga ko wax. alors que nous sommes dans un système bu ñu nekkee dans un système nag acteurs yu ci nekk ku ci nekk son point de vue da nga koy éclairer da nga koy wax. maintenant bu dee wax na lu dëgg donc nga jox apporter ko s'il le faut le démentir wala nga prouver que li muy wax lu dëgg donc loolu moo ci am solo ba tax na aussi ay malades dañ leen doon jëlee aussi Sédhiou leen indi ba Ziguinchor mais ñu am aussi problème yooyu parce que Sédhiou amul woon CTE amul woon sax réanimateur amul woon sax réanimateur à Sédhiou réanimateur laa wax amul mais mbaalu problème yi bari na de voilà amul woon Sédhiou lu toll nii région boobu bu toll nii Sédhiou loolu mooy les questions de fond bon maintenant nag bu loolu amee bu ko waxee def naa li gënoon mooy ñu ne li ñu am jotul feebar bi bett nañu ñu ngi jëm. loolu ku ko wax kenn du la ci mën a wax la léegi nag problème bi mu wax fan yi passé docteur Niang. si yeneen CTE yi évidemment ñi nga xam ne ñooy gérer CTE yi bu fekkee ñoom ñooy toog yenn ñi di wax ci suuf ni affaire bi ay problème la. suñu leen laajee ci kaw ñu ne problème amu fi. mais boo neexee problème am na fi ba pare te mënoo ko firnde da ngay am ay problème boo ko waxee te mënoo ko firnde da ngay am ay problème bon pour man aussi docteur Niang comme que moom dem na ba di wax ju mel noonu daal nii dafa am ay appareils yu nga xamee ni li ma dégg que dañ ko génnee di ko jaay ak jënd donc man bu fekkee ni damay wax lu mel noonu day tax buñ ma woowee muy guddi muy bëccëg ma ne maa ngi nii kay yaa ngi nii maa ko wax lu nga xam ne nag mënu ma ko wax mënu ma ko firndeel man Mballo Dia Thiam doo ko wax du ma ko wax man ba ma commencé wax ba léegi da nga naan Modou Fall man d'accord ba ak Mballo wala neexu moo wala affaire am safuma bu la neexee mais dooni waxul dëgg dooni lu mu wax nekkul technique doo waxu science loolu moom intéressé si man donc boo dee wax nag magum jëmm buy wax na rek indi firnde loolu rek moo am solo ba tax na nag man pour man jarul woon fu ñu toll nii ku mel noonu ubbi clinique am def ci xaalis clinique de renommée en plus même bu waxee lu mel noonu mën nga won ku nga xam ne xel ni ko yow sawaay jóom nga xëy na dañ laa mal informé wala xëy na li ngay wax yaakaar nga ni dëgg la mais du lii mooy dëgg bi loolu nekkul te ñu bañ a dem ci yoon ak yu mel noonu man loolu moo ma gën a lool mais comme que nag loolu amul ba léegi ñoom ñu yóbbu ko ci yoon yoon nag ñëpp la fi nekk surtout que en matière de diffamation man du ma la si jàngal dara de presque soo diffamé doo nekk fi naan Babacar moom ko wala moom mu ko déeyoon da ngay indi firnde yéen xam ngeen ko preuve rek dañ naan la yaa ko wax ñu ne waaw ñu ne indi firnde yi amul nag kii moomu jiitu wala kële naa nga wala damaa yokk wala damaa wàññi yooyu amu ci donc loolu mooy wax bi comme que nag moom am na responsabilité wax lu mel noonu donc na am matukaay daal di génne ay firndeem maintenant nag yoon mën na ni firnde yi dëgëruñu wala firnde yi nooy nañu wala firnde yi dëgër nañu loolu moom mbiri yoon la mais bu demee bi dem yoon moom ka ko yóbbu yoon mënatu ci dara mooy mënu ci dara yoon mbir yoon la yoon nañ xaar yoon li ñu ciy def. ñu xaar yoon mais gën a lu ñu woon daal ñu dem ci yoon. waaw leneen aussi ñu ngi koy wax bi mbas mi commencé ba léegi ñuy wax corona business coro business gëm nga loolu waaw. non mais business amul fu mu amul loolu aussi il faut que ñu wax ko il faut appeler un chat parce que ñi nga xamee ni ñiy liggéey vaccin yi seen wàllu ko même ñiy liggéey garab yi. mais bu ñuy defee seen usine di liggéey garab mais xaalis lañ ci bëgg. ñiy liggéey garab xaalis lañ ci bëgg. mais ñi liggéey vaccin yi aussi même vaccin yi bu dee faj aussi dañoo jël seen xaalis daal ci investir comme ñi investir ci pétrole bi pétrole mën a feeñ mën ci am dara ñu def ko. maintenant xëy na li ñu war a mën a ñaawlu mooy ñi nga xam ne xel ni dañoo ñëw situation bu mel noonu ñu ci profité di si jël lu nga xam ne waruñu ko woon jël wala di si def lu nga xam ne xel ni waruñu ko ci woon def man loolu laay déplorer mais problème mu business maanaam liggéey vaccin. am ci xaalis liggéey sa masque jaay ko am xaalis loolu pose wu ma problème li ma posé problème kay mooy comme li docteur Niang wax
bu dee dëgg la. nga jël lu nga xam ne public bi moo ko moom nga dem yóbbu ko ci privé bi. di ci def leneen. wala ñu sant la nga jënd juróom nga jënd benn wala. yu mel noonu ak yu mel noonu loolu moom bu dee loolu mooy business loolu moom lu ñu condamné la. mais dans tous les cas médecine moom muy appareil yi ñi koy liggéey xaalis moo tax ñu bëgg même bu fekkee dafa bëgg a sauver suñu bëgg a sauver aussi dañoo def seen xaalis war ci génnewaat seen xaalis loolu mooy wax bi mais nag aussi condamné nañu acte yëpp yu nga xamee ni yombalul nit ñi seen faj wala yombalul réew mi wala wàññiwu ko ay coono wala wàññiwu ko ay dépenses. aywa loolu mën a waaw vaccin yaa ngi ko doon junj léegi mais xam naa dinañ ci ñëw incha allah àllarba bi ñu génn Mballo 26 nit ñoo faatu ci Covid bi variant Delta yóbbu leen mu nekkoon gulet Sénégal ñu am loolu n'est-ce pas ah. bi ngeen ko déggee yéen taxul yéen ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram yow ak Sidia ak seen i ñoñ. ci période boobu yéen ngeen tàmbali seen plan d'action. ngeen teg ko fan nag Mballo. loolu nag moo ñu jaral lijjanti li jaral lijjanti nag Babacar mooy que ñun nag choisir ñu moment boobu. c'est-à-dire ñun xaar ñu ba moom fanweeri nit. tombé waral ñu jóg naan ni dañuy def suñu mbir. parce que boo ko seetloo donc nekk nañu ay syndicats quand même yu responsable. 2018 xam nga xalaatuñu sax mbas dana am ci àddina. mais 2018. xam nga gouvernement bi seetaan nañu ñuy def ba 17 plans d'action. je me rappelle très bien. ensuite dama daan woo sax nga naa nga may rectifier naa ma no faal du kii rek 16 la wala effectivement mu ne waaw président de la république daal ñuy door a woo. mais syndicat bu mel noonu nga xam ni xëy na fukki agent yoo gis juróom-ñaar yi wala juróom-ñett yi bu ñu nekkul SUTSAS ñoo gis foo gis Sénégal gi yëpp ànd gisam si boobu muy syndicat collectivité yi ñooñu. waxuma sax même benn dispensaire waroo mën a tere nit ki toog benn heure fajuwul même benn heure sitting sax baaxul gouvernement waru ko def ñun nag lu ñu mën mooy am suñu plateforme revendicative daal koy jox ki nga xam ni moom lañ ko seqal ki ñu ko seqal aussi moom dafa am obligation daal ni lii mën naa ko lii mënuma ko lu mu mën mu def ko lu mu mënul waxuñu ko mu def ko loolu moo ci am solo mooy lecture bi ñu ci war a mën a am. donc suñu déposé suñu préavis de grève en 2017 ñoom ñu xaar ba 2018 ba nga xam ni gannaaw suba bi ñu ne la veille de la fin du préavis de grève si la ñu ministre de la fonction publique daal di woo madame Mariama Sarr alors que moom xam na ni xel ni loi waxul loolu dafa ni boo déposé préavis de grève ci fanweeri fan yooyu. war nga woote pour ñu jéem a def tout pour que grève bañ a am. loolu loi moo ko man waxuma ko. la loi 6133 mooy fii statut général des fonctionnaires et ensuite maintenant yeneen convention yi 87 liberté syndicale 98 droit à la négociation loolu yëpp ñoom xam nañ ko mais bu fekkee nag toog nga xaar ba préavis bi jeex nga woo nit ki c'est parce que donc bëggoo juboo wala bëggoo régler loolu donc yow yaa bëgg histoire noonu rek lañ mooy suñu lecture comme que nag ñun aussi dañoo nekk kuréel boo nga xam bu ñu réunir ba pare jël suñu décision ñun dañ koy appliquer bu ñu la nee émission bi ba Mamadou yaa ko bëgg a def ni nga koy defalee. mais heure bu jotee da ngay léegi nga ma bàyyi fi dem defi say brève ak yu mel noonu. loolu mooy wax bi. en fait ñun aussi dañu am c'est notre job muy suñu liggéey revendication te loi moo ñu ko jox encadré ko léegi nag bu loolu amee ñuy ñëw ñu woo ñu ba pare au lieu que ñu wax ak ñun ñu woowaat ñu beneen woo premier ministre woo ñu jël ñoo xam ne xeexuñu woon de. ñu leen di woo ci réunion ba nga xam ne ñii ñoo posé problème yi bëgg ci indi histoire booy bu ñu indi histoire booy régler problème kenn da koy régler ak ñi am histoire mais mënu ma xuloo yow ba pare nga ba pare yow ñu war ñu àtte ba pare nga woo Babacar di ko dugal ci xuloo yu ci yoonam loolu mooy wax bi c'est-à-dire dafa mel ni bëgguñu régler problème wala dañu leen bëgg a différer ñu nekk ak ñoom xoolal mars presque 2018 ba décembre ñu woon ci mbedd un plan d'action de am na benn bis également grand xanaa sa plan d'action 150 lañ jëm ma ne ñun 150 plan d'action lañ jëm mais xam nga kañ la ñu taxaw Mamadou ñu ngi taxawee kañ mooy bi ñu demee ba nga xamee ni xel ni comme que ñu def grève ak urgence ak respect des urgences du service minimum pour ñoom amul kenn ku ci loru pour ñoom daal ça mën nañ ko ne comme ça xëy na bu ñu sonné dañ bàyyi mais dañoo wëlbatiku commencé attaquer programme yi comme ni ñu la def boycotter PF boycotter PNT ak yu mel noonu bi ñu gisee ñu résister nag ñu jël vaccin yi ñu ne dootuñu ñàkk comme que dootuñu ñàkk nag ñoom it ñu ñëw daal di indi ay réquisitions. waaw bu forcé ni ñu ñàkk. waaw ñun tamit ñu ne nag buur boo ko amee lu dara du la topp. bu la fekkee sa kër kay xëy na da ngaa yor otoom maa nga yor caabeem maa nga yor ay ñàkkam wala nga yor ay glacière am
ñu ne nag comme que dañuy réquisitionné léegi nañ leen delloo seen bagage ñu wuti ñeneen ñu leen ñàkkal c'est comme ça te ñàkk yooyu dañoo cher mooy ñàkku PV yi. PV bi initiative bi ñoo xam nga commence ñu ngi koy wax mais Gavi tamit ay nit yu dajaloo ay kuréel dajale xaalis pour di jënd vaccination pour ñun pour que polio dootu amati fii rougeole ak yooyu tétanos ñun xam nañ ko ñu ñooy vacciner ak ay stratégie donc ñu mel noonu bu ñu demee ba naan la vaccination sax da nga war a wax ak ñoom te au nom de quoi pour lan nga bañ a wax ak ñoom pour lan nga signé ba pare nga ne doo def donc loolu mooy wax bi te pourtant ponk yi ñu taxul ñu ne ci mbedd mi benn bi rek mooy ñu organiser des assises nationales sur les urgences benn bi mooy CMU daal di fay ñi mu ameel xaalis. CMU bu ko wax moom. yaa ngi dégg CMU bu ko wax moo tax paay kenn mënatul dem ci benn clinique. yeneen yi ay nouveau corps de la santé yeneen yi moo doon ay techniciens supérieurs pour ñu signer seen décret bi pour ñu former leen. mooy li ñu waxtaan nii mais Babacar bu ñu demee ba 2018 ñu waxtaanee loolu gouvernement bi deful lu mu war a def ba président de la République wooñu daal ñu bàyyi leen li ngeen di def ñu toog waxtaan mu ne ministre maa ngi wax nii Boun Abdallah Dionne maa ngi ko nuyu au passage premier ministre mi ngi toog madame Mariama Sarr mi ngi toog monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi toog ñun ñëpp ñu ngi toog daal di wër président de la République audience boobu je pense que gawma ni am ay syndicats yu ko am parce que 3 heures de temps ba minuit yooyu président mi ngi toog du ñuy déglu sans protocole ni rien ñu toog direct quoi vraiment c'était bien convivial li mu mënoon wax na ko li mu mënul mu ne bu ma falowaatee parce que fay élection la woon leneen dinaa ko def ñii nag sant naa leen ngeen def li ngeen def leen mais président kay bu la santee da ngay def lii def nañ ko leneen li defuñu ko di ko xoolee 2018 décembre la ñu bàyyi woon plan d'action ba tey 2019 xam nga defuñu dara mbas mi mais 2020 mbas mi aussi non seulement dañoo accompagner gouvernement bi ci stratégie mais dañu def ay communiqué di leen wax ni def leen ni bu leen def ni te pourtant boole wu ñoon ci CNG bi mais bu ñu demee nag ba président de la République daal ni léegi comme que mbas mi wàññeeku na ensuite événement mars yi ñëw coow li dëkk bi ñëpp nii ñu ne dañuy ubbi dañuy li ñu naan quartier libre bu dee quartier libre kay ñun tamit ñu jóg daal def suñu commencé suñu plan d'action bon malheureusement nag ñu def suñu préavis de grève ñuy soppantal ñu woo ñu après l'expiration du préavis maanaam le 21 mai li ñu ci waxante woon ñu ne donc réunion technique la après ministère bu si nekk dañuy waxtaan ak moom daal def benn plénière ci gouvernement bi pour loolu mais 21 mai ba léegi Mamadou gisatuñu leen même ministre de la santé mi ngi fa yebaloon directeur des ressources humaines engagement yi mu jëloon respecté wu ci benn parce que d'abord sur la question des assistants infirmiers am na lu ñu ci war a waxtaanee pour ñu toog mottali ko parce que dañoo war def benn année complémentaire mais décret bi nga xam ne xel ni signé nañ ko sur les techniciens supérieurs bu war a tax ñu jógee fi nekk B2 pour dem A2 mais décret boobu arrêté dañ ko waroon signé dañ ko waroon def mais arrêté bi au lieu que ñu génn arrêté wala indi projet d'arrêté ñu xool lan la ci war a mën a joyanti ñu wootee commission ay nit ñu xeexoon ak ñi xeexlu woon ñi bëggul woon sax décret bi nga dajale leen nga da ngay def commission pilotage xam nga kooku naruñu lu nga xam ne xel ni dana régler problème bi or Mamadou bu fekkee rek ñuy waxante dëgg comme que décret bi yaa ngi ci xeex lu mat ay ñetti at pour mu génn te bu génnee arrêté bi mooy mën a tax mu mën a sotti mais arrêté bi waroon na mën a pare accompagner gunge décret bi wala bu décret bi génn tey gannaaw suba arrêté bi génn le temps que décret bi nekk foofu présidence secrétariat gouvernement secrétariat du gouvernement lu mel mais ministre de la santé mënoon na toog def li ñu waroon def nii yëpp mën nañu ko def en amont bu ñu paree ñu def mais léegi lan moo ci xew signé nañu décret bi arrêté bi génnul te balaa ñu signé décret bi ministre des finances dafa waroon wax ni bu ñu ko signé ñooñu bu ñu jógee fii dem fële ku ci nekk nangam mooy war a yokk ci sa payoor donc war nañ ko dugal ci masse salariale bi mais loolu liggéey boobu def nañ ko président de la République moo instruit ministre des finances pour mu def provision boobu comme xaalis bi ñu leen war a fayee xam nañ ko ñi ñu war a fay bu ñu jàllee xam nañ leen 1019 agents la heures yi nga xam ni moom la ñu war a compenser si téeméeri waxtu la 100 heures la parce que formation initiale bi comme ni ko organisation africaine de la santé waxee ak formation ak kii de référence maanaam kii formation de référence bi donc dafa am un gap de 100 heures de gap de compétence et de gap de connaissance pour que nga mën a jóge hiérarchie boobu dem ci hiérarchie bi mais Mamadou bu dee condition cadre yooyu yëpp pare nañu yow sa soxna boo demee lan lañ la war a togg nga ne ginaar nga indi ginaar lan lañ ko war a boolee nga ne xam lay indi ana gaz bi manqué wul gaz baa ngi fii mi ngi fii ana leen li ci war a def yëpp mu léegi teg la ko mais lan moo des mais lan moo des togg rek donc li ci des c'est de la mauvaise volonté soit de la mauvaise volonté wala c'est de l'incapacité soit mënuñu wala ñu bañ dañoo bañ wala mu nekk ñaar yëpp
ah déet waay. si ñàkk mañ ba noppi bañ. non maa fii laa ko waxee rajo la ko waxee soit ñaar yëpp la soit donc mënuñu wala bugguñu te mënuñu. les deux. parce que amul lan mu ko expliquer. surtout que ñooñu moo wax la leen peut-être pour un peu finir là-dessus réew yi fi nekk en Afrique francophone yëpp seen cadre infirmier yi ak yooyu fii lañ leen formé seen médecins yi fii lañ fa dégg nga même docteur Niang sax dégg nga fan yële passé ni même seen malade yi ñuy yóbbu Maroc ñoo leen accompagner bari na ay professeurs yoo xam ni bu ñu demee Maroc wala Tunisie ñi ñu jàngal fii ñoom la ñu fekk foofu lan la ñu ëppale équipement donc. ok. yaa ngi dégg mais bu ñu demee ba nekk ci situation boobu la ñu ne organisation africaine de la santé dafa ni pour que yow Mamadou Fall boo nekkee fii infirmier wala nga ne cadre de la santé war nga mën a liggéey Burkina Faso wala Guinée wala fu mel noonu tout comme Babacar mais dañu ne dañuy méngale njàng mi maanaam dañuy harmoniser curricula de formation yi curriculum pluriel bi curricula dañ ko harmoniser pour que diplôme boo am fii nga mun ko am fële comme ni nga amee 4 carte d'identité CEDEAO fu la neex nga dem. mais loolu bu amee ñoom bañ koy def ñoom ñu ngi woon déjà BFM wala BPC ils étaient à bac plus 3 seen carte infirmier yi. boobu temps ñun ñu ngi woon à BFM plus 3 loolu jàddu na. koo ci dajal feneen ci beneen réew dañ naan yi kii maa ko raw day toogaat benn at avant ñu ko dajal loolu jekkul. il a fallu que ñu dem ci mbedd mi grève convergence SUTSAS SAS ñu nag Salif Faye daaf SUTSAS ak SAS pour ñu xeex en 2009 Evacol moo fi nekkoon. ñu def accord boobule première promotion bi dugg 2009 génn 2012 mais boo fekkee ni licence bac plus 3 la nga dugg 2009 génn 2012 xam nga am nga niveau licence. bac plus 3 mais 2012 ba léegi Mamadou ENDSS amul benn filière master bu fa ubbeeku pour que ñooñu war a mën a continuer donc ñi génn woon foofu ba léegi mënuñu def master ñi ci am master yu mel noonu dañoo dem dans des écoles privées fay pour nekk beneen branche. te en temps ñun xeex nañu ba master yooyu lay dans le corps de la santé am na master bi ngay gis noonu bac plus 5. ñooy administrateur de soins maanaam sage-femme. waaw boo nga xam ni génnoon nga am niveau sage-femme bac plus 3 boo demaatee defi donc formation master bi soo génnee xam nga bac plus 5 la. mais da ngay nekk administrateur des soins gynéco-obstétricaux bu dee infirmier de détail administrateur de soins infirmiers ñi def rajo wala imagerie option imagerie ñi anesthésie noonu lay demee. ñi nga xam ne dañoo def administration de service ñu nekk des administrateurs de service loolu corps yooyu fonction publique tracé nañ ko ba mu toog ak ingénieurs yi ak yu mel noonu yaa ngi dégg donc lan moo war a tax infirmier d'état école boobu école des infirmiers d'état lu tax mënuñu fexe ba mu nekk école doctorale te un professeur agrégé moo fa nekk bu dee couverture taux de couverture pour les mémoires là mais am na fa ña fay jàngale yëpp ay médecins lañu. donc condition yëpp mi ngi fa comme ni ma ko waxee si arrêté bi donc lan moo fi nekk. bon noppi nag ren aussi li ñu gën a metti ren. xam nga ENDSS daf fi nekk école nationale de développement sanitaire ñu créé aussi li ñu naan ay centres régionaux de formation dans les régions il y a 5 régions yoo xam am nañu mais ñooñu dañoo waroon former assistants infirmiers yi la ñu waroon former mais ñu commencé former infirmiers d'état ak ay sages-femmes mais loolu nekk loolu seen vocation d'ailleurs sax ma fàttaliku ni vacataires ya fa nekkoon ñetti at a ngi nii presque fay ñu leen seen vacation yi. ñetti at a ngi nii fay ñu leen seen vacation temps yële passé ministre de la santé du moins DRH jëloon na engagement ne dañ leen fay ci loi rectificative des finances bi ñoom. bëgg dem woo nañ ma ñu ne dërëm laalu ñu ko ba léegi. kon ça veut dire léegi nga gësamaat. te li ñu leen fay sax mais jaru ko presque parce que ENAM boo demee di nga am heure 10 000 francs. wala heure 20 000 francs ñii ay heure 5 000 francs wala koy te mënoo am si yow bu ñu lay booy jàngale fenn heure 5 000 francs boo jëlee taxi aller retour est-ce que am nga dara. soo jëlee 10 litres carburant par exemple def sa oto pour dem jàngale ji ñëwaat pour bañ affaire yooyu est-ce que anu lan lañ la fay. mais loolu aussi ñu dajale heure yooyu ba pare mu ñu la ko fay ci une école publique comme ça ba noppi xëy na sax loolu beneen affaire mais fu mu nekk nii dañoo jël ay quota ren jox ko CRF yi ku nekk am sa quota pour former infirmier d'état ak sage-femme mais ENDSS joxuñu ko benn quota ça signifie que ENDSS ña fa nekk nii di terminer seen formation cette année bu ñu génnee amatul beneen élève beneen étudiant bu fa nekk école bi na ni yàmbalang enseignants yi nekk fa lépp nekk fa te kenn duñ fa formé privé yi moo ñooñu formé léegi suñu personnel loolu mais quand même amul sens mais loolu jarul gësam waaw jar na gësam faral ak man nag bi waaw jar na gësam baal leneen loo xamante ni daanaka yéen a ngi ci gësam wàllu koppar la ba léegi yow ak Sidia yéen a ngi ci wax bu baax mu di prime Covid yi waaw mais prime Covid aussi yéen bëgg ngeen xaalis Mamadou yomb loolu non bëgg ngeen xaalis nag trop sax trop sax wante nag laaj ñu xaalis bu ñu moomul quand même laaj ñu xaalis bu ñu ñàkkoon loolu rek moom si nag aussi bëgg nañu xaalis trop
wante nag comme que ñoom du ñu toog ba ñu yéen daal yéen mérité ngeen langam ni ñu doole leen dañ leen buuñaa comme France ni président bi def daal jël grille salariale bi yokk leen ni yéen jàmbaar ngeen di leen tàccu bis bu nekk ñu def naa waroon ñu di tàccu bis bu nekk mais kan moo ñuy tàccu maa ngi profité daal di remercier solennellement ici Massamba Gueye docteur Massamba Gueye def na ci benn genre tarif boo xam ne nii. macha allah pour di ñu ñaax. pour gërëm leen kontaan na ci loolu. loolu ça nous va droit au cœur mais kooku loolu la am mais boo génnee 1000 milliards nga ne mbas mi ngi toll nii santé nga jox ci 105 milliards ci 1000 milliards xanaa kay liggéeykat yi nga xam ne xëy na bu ñu fa nekkulee kenn du wér wala ku wér ñoo tax nga wér wala ñoo ci jàpp kay ñooyu nga war nga leen jox lu ëpp 50 000 par mois pendant 6 mois. te mbas mi du juróom benn weer rek ba léegi mi continuer tey la gën a garaaw ba tey même loolu amee nga ne loolu laa leen yéenee mais nga yemale. mais bu fekkee ne Babacar ak Mamadou ñoo bokk liggéey bi kay munoo jox Babacar ñetti yoon jox Babacar jox Mamadou benn yoon wala jox ko kii ñeenti yoon. il paraît que am na yoo xam ne dañoo sax amul. ñii dañoo amul ñii benn lañu am ñii ñaar lañu am ñii am juróom benn fu ñu ko teg. ah loolu nag ku ma am day ku ma amul ministre bi nag moom ci boppam moom moo ni de juróom-ñaari milliards ak lu topp génne nañ ko pour loolu mais bu doon tey génne juróom-ñaari milliards yooyu woo nañu ñun ñëpp ñu ne ñun de affaire bi daal métti na lool appareil yi cher na te diñu koy jënd mais lii boom génn nañ koy nan lañ koy doxalee ngeen waxtaane ko daal waaw ku nekk sax bu jëree juróom junni sax dañ xam ni yéen ngeen waxtaane ko daal voilà mais waxtaane wuñ ko benn yoon du décret du arrêté du dara moo ko formalisé ñoom daal seen biir daal ñoo toog ñi am nañu nangam am na ñoo xam ne sax ñu naan 150 000 mais am nañu wax nañu am na ñoo xam ne am nañu lu ëpp 150 000 wax nañu ko ñoo xam ne am nañ kii lu ëpp 150 000 loolu dégg nañ ko am bu ñu firnde bi nag parce que man nekkuma docteur ñaam ma wax damay naan mi ngi ni génn kay tak yaa ngi sur cette question waxuma nag ni docteur ñaam amul firnde je le dis comme ça mais du ma ko waxee noonu mais ba tax na nag wax nañu loolu mais ba tey suñu fekkee ni defe nañ ko noonu ba noppi ñu fekkee ni ñi amul nga ne ñi amul ñu ne dañ leen di jox nañ leen jox léegi bu ñu dajalee kër yi jox leen ñu kii leen parce que bu fekkee ni dem nañu boobu ministre en charge des collectivités locales ci di yaay saisiroon nañ ko mooy bu naan opération gox yi DRH ministre de la santé si boppam ak DAGE ministre de la santé ñoom ñu indi liste yi ba pare ba léegi joxu leen presque 600 yoo xam ne amuñu ba tax na démb ñu leen di toogaanu buntu Gaspard Camara xam nga loolu jekkul te Pasteur aussi mercredi bii di ñëw fa lañ jëm aussi ci suñu plan d'action bi Pasteur parce que Pasteur aussi Babacar il faut ñu waxte ñoom xoolal kii bu nekk 40 000 francs lañ ko doon defaree mooy test yooyu 40 000 francs 40 000 defaree léegi ñoom ñu ne ministère de la santé ñun de engagé nañ ay nit ci Covid bi pour ñu fay leen ministère de la santé jox leen juróomi versement d'après di ñu wax juróomi versement yu 8 200 pour 55 agents yi mais yaxete nañ leen jox seen xaalis mais jox ñu leen seen xaalis at fan yële passé lañ leen gësam waxante ak DRH ñu dem ñu ne bon léegi xamuñu woon nu mu demee parce que xaalis bi ñu ko indee fii dañu nii ñu leen hey yéen a wax ni 55 agents la jox nañ leen 5 versement fay leen seen xaalis mais matul fan yële passé la ñu fay ñeent versement bàyyi ñeneen am na ñeneen ñoo xam ne engagé wu ñoom tamit comme communautaire yeeg yooyu amuñu dërëm yaa ngi dégg alors que ñoom comme bi ñu am sax ñoom waroon na tax ñu jox leen xaalis ba ñu doyal ñoom waa Pasteur loolu moo jaadu ba pare ñeneen ñi engagé bu leen gouvernement fayal sax ñoom waroon nañ leen mun a fay ndax liñ ci daj ak risques yi ñuy jël parce que kuñ ci ni am nga Covid rek Pasteur moo la ko wala IRSF temps yi dañ commencé décentraliser ñooñu mérite nañu leneen mais Babacar lu ñu bëgg xaalis amuñu xaalis amu leen xaalis di kàddu yu Mballo Dia Thiam secrétaire général bu SUTSAS nekk ba tey njiitu ànd gësëm dañuy gaaw nag ñu ñëw ci vaccination bi ñu gis ni Sénégalais yi départ bi dañoo xawoon réticent mais léegi mel na ni ñu ngi mbumbaay di dem ci vaccination mais ba léegi rek am na ñoo xam dañ ci am xel yaar Mballo waaw addina moom bu mu soso ba léegi noonu rek la mës a demee parce que yàlla mi sàkk nit ñi sax ñëpp topp ju ko loolu mooy wax bi mais pour la vaccination bon ñun en tout cas ñun ànd gësëm li ñu waroon def nañ ko et même ci maladie bi waxoon naa la ko sànq pandémie bi si boppam depuis février 2020 laa wax ñun ñoo njëkk a génn communiqué daal ni gouvernement bi na jóg affaire baa nga Chine amul loxo amul tànk nit rek moo ko fi mën a andi te bu ñëwee ñun personnel santé ñu nekk frontières yi ak yu mel muy port mu yooyu ñun lañ njëkk attaqué nañ ñu protéger former ñu pour ñu jéem a xool protocole yi nan la ñuy fajee mbir moom la ñun def nañ ko vaccination bi aussi noonu lañ ci njëkkee ñun def webinaire professeur Tandakha Dieye bii ñi si gën a bari moo leen jàngal vaccination ñoom it ne xemes ñii di wax ñi ak ñoom Mamadou Ndiaye parce que moom immunologue la spécialité vaccinologue la depuis plus que fukki at ak topp loolu mooy kéem mais dañ ko bàyyi woon de côté
comme ni ñu defee de côté ñun ñi waa ànd gësam. mais moom tam na lañ ko defee de côté. ba finalement ñun ba ñu ko jëlee suñu webinaire boobu mu wax ñu lan moo tax vaccin bi gaawee noonu parce que Sénégal yi dans un premier temps li tax nanguwuñ ko woon ci internet de partout. dañ doon wax ni feebar bi dafa am ñu ci bëgg a wut seen xaalisu bopp. ñii dañ ci bëgg a indi contrôler monde bi. dañ ci bëgg a dugal ay yeneen ci suñu deret yi ak yu mel noonu. coow li bari. fake news yi quoi jaaxal fake news yi. alors que addina bi si boobu xam nañu économie mondiale dafa toog. waaye bu baax. te bu toogee tant que freiné wuñu virus bi du ñu jógaat. dëgg la moo tax bañ naan def ay vaccin muy def ay 10 ans ak yu mel noonu wala 7 ans. day fekk benn laboratoire rek mooy intéressé ci benn feebar. di ci liggéey di denc ay xalaatam ak yi mu am di ci def xaalisam. ba bis bu mu génnee mu nekkal ko xaalis bu dul jeex. mais bii nag moom defuñu noonu. léegi àddina bi yëpp dañoo xam ni kii ponkal mii. ñëpp ko war a songandoo. seen xam-xam yi ñu boole ko. alal ji mu boole ko te ñàkk ñu aussi ñoo xam ne volontaire woon nañu pour ñu jël vaccin yi. te loolu da daan jafe pour am. cobaye ko waaw dañoo wax cobaye. loolu nag nit ñi nag ñi xam ak ñi xamul parce que nit ki man bëgg naa nit ki boo xamul rajo xamoo micro nga dem toog. man xamuma lii. donc n'importe qui la ñuy jox muy wax. moo tax moo indi problème di wax bu finalement ñi mu jaral ñenn sax ay vidéo voilà. et c'est pas bien. léegi nag pour nga réconcilier lan moo tax ñuy waat parce que nit ñaa ngi dee rek. nit ñaa ngi dee bu nit ñi nekk woon di dee kenn du vacciné. aywa bu mujj bi nag mooy Covid bi ak ñi nga xamante mooy sunu mbokk ñi nga xamante ni maanaam daal dañoo am feebaru xel. lan moo ci seen taxawaay yéen. non suñu taxawaay mooy di rafetlu rek taxawaayu Ansoumana Dione parce que moom Covid bi sax taxul mu jóg bien avant Covid bi su nekk mi ngi xeex. mais aussi li mu wax li ci gën a bari dëgg la parce que santé mentale moom dafa tumuranke ci réew mi dañu xaar ba journée mondiale santé mentale rek ñu wax ñaari baat ñetti baat daal ci bari. ay psychiatre amuñu ko bari comme ni ñu tumuranke ay pédiatre. te fu mu nekk ni àddina bi dafa gën a soxla ay psychiatre ak ay psychologue parce que àddina bi wëlbatiku na lool. affaire pédophilie homosexualité affaire loo gis nga dégg drogue bi ak yu mel noonu yëpp. njeexital bi ci boppam ay problème mu xel la ay problème mu ay crime ak yu mel noonu. donc ñu pensons que santé mentale war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax. ñu war a xool ba nit ñi feebar ñu leen di faj. mais ana bërëb bu fajukaay yi Fann moo fi nekk Thiaroye ak maintenant suñu mbokk chrétiens yi daal di créer ay dalal xel ak yu mel noonu mais boo demee dans les régions là ku am feebaru xel dafay tumuranke. dafay tumuranke maintenant Ziguinchor bu fekkee ni avec le professeur Collomb demoon nañu ba créer fa centre Kenya boobu te tout le temps ñu koy revendiquer village psychiatrique la woon Kenya et psychiatrie sociale dañoo bëggoon parce que nit ki bu fekkee am na feebaru xel nekk ci dans un village doo ko faj ci ay taax. parce que musul nekk ci ay taax dafay jafe sax pour nga xam ni dafa wér da nga koy delloo ci environnement bi ay cases ak yu mel noonu mu nekk fa des fi du dépaysé loolu moo indi woon li ñu notion de psychiatrie sociale boobu la mais Kenya boobu la village la woon psychiatrie daan am 1 million de médicaments la daan am par an dotation ñu rattaché ko à la région médicale mais bu ñu demee ba mu nekk hôpital bu dëgg boo xam ni léegi li ñuy jënd ci médicament rek war na jege 5 millions wala mu ëpp ko xam nga kon nekkatul village. nekk na un centre. mais fu mu nekk nii dañuy béy di dundee alors que war nañ ko def un EPS loolu def nañ ko revendication même boo gisee suñu plateforme bi mi ngi ci centre de santé de Kenya ñu def ko un hôpital de dimension régionale pour que ñi am feebar xel yëpp ñu mën leen toppatoo. plus maintenant comme que mbas maa ngi ñëw mais ñi am feebar xel nekk ci mbedd mi comme ni ñu doon toppatoo taalibe yi dans un premier temps di leen tooñ di yóbbu. war nañu fexe ba seet aussi ñoom yan anam lañ nekk ci mbedd mi feebar nañu wala feebaruñu mais ci ñun lañu bokk yàlla moo leen nattoo loolu et ñu war leen a toppatoo davantage di ci gërëm Ansoumana di wax ni ko waxul jaajëf daal waxoo ko dara. aywa sa kàddu mujj waxtu bi sama waa kàddu mujj mooy Sénégal yi nga xam ni mbas mi fu mu nekk nii metti na lool personnel bi sonn nañu tumuranke nañu amuñu lal aussi yi nga xam ni war nañu mën jël ñëpp ñu ñëw. quelle que soit la capacité bu liy continuer dootuñu mën a taxaw système bi ci boppam mooy toog ba waxuma mbas sax mais ku amoon beneen feebar sax doo ko mën a lijjanti loolu mooy dëgg bi maintenant nag bu fekkee feebar amul feebar bu garaaw du am bu feebar bu garaaw amul dee du am. du ñu soxla oxygène ak yu mel noonu dañuy ñi dellu ci li nga xam ni mooy fondamentaux yi mooy masque. lavage des mains distanciation sociale ba ñu dégg li nit ñi di def wala li ñuy wax mais ñi def ñoom ku ci nekk li nga war a def ku nekk sa docteur bopp lay ñaan
acca mu doon rek Bara Dia Thiam secrétaire général bu SUTSAS di ko jaajëfal nekk ba tey njiitu ànd gësam Mamadou Fall Babacar Kane doon leen dégtal seen émission hashtag news di leen jox dig daje incha allah ay bés bi ñu dëgmal 14h ci kattanu borom bi di ngeen ko am ci YouTube bi gannaaw Vibe Radio point sn application bi teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube jaa ngeen jëf.